dikkati naa Sénégal day mooy réew moo xam ni président ba day moo yor caw sa xiiram di buur di bummi di watat di jàppi data ki fomm critique yéen kay ne président Macky Sall ma ne la ci élection locale yii moo cay buur moo cay bummi moom nag mënta nekk juge et partie tribune yéen kay ne moo taxit ba position bi de nee nañ rapport bu expert internationaux yooyee dara baaxu ca duñ ca wote de mukk di l'opposition bi ne lii nag boo moytul mën a téye dialogue politique bi lu ci mënti am daal ñoom gars yi nee nañu bii le fichier ñoom duñ ci wote ndax wóoluwuñ ko expert yi rek nga xam ni kàngamin andi woon nee ñu fichier ba moom gongo baax na lii nag dalul xelug waa opposition bi ndax nee ñu fichier boo xam ne ñi matalul aasu wote nekkuñ ca wala fichier boo xam ne amul tur amaat ko di ay doublon nekku ca taxawul fichier ba baax ñoom ñi doon saytu fichier bi dañoo patamee étape yi moo taxit ñu patamee suñuy conclusion waroon nañu saytu it lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri junni ci doomu aadama yoo xam ni dañoo bindu yees te ci ñoom juróomi téeméeri junni yi dañoo daal di soppi fan yi daal di wotee gaaye daal boo bëggee dégg-dëgg juróom-ñaar ci ponk listé nañu ko yoo xam ne daal dalul seenu xel ci fichier électoral boobee te it bëgg na président Macky Sall daal di leen ciy gindi réew mi quotidien ne mani la fraude sàccum élection loolee la opposition bi tiit moo taxit lu toll ci million ak xaaj ñoo xam ne ay électeurs lañu yu dalul xel ñi ngi ci biir fichier bi lu ëpp ci juróomi téeméeri junni ciy doomu aadama ñoo xam ne kenn xamul fu ñuy wotee lu toll ci ñaari téeméeri junni ak fukk ak ñeent ciy doomu aadama yu tegu sulëf ñoo xam ne nag ñoom seeni empreinte nee na may kenn xamul fu mu jaar lii nag boo moytuwul dina yeexal élection locale yi réew mi quotidien moo ko daal di xamle te mooy quotidien ne opposition bi kay dañoo daal di dàq fële fichier électoral bi nee ñu duñ ko wote de 24 heures yéene kaay ne ñoom kay front de résistance nationale bii dañoo daal di lañ bët nag lu tukkee ca élection ya waaye tam la nekk ca fichier ba la ca nekk lépp doy na waar dalul seenu xel cay lii ku wax lii de wax la ca des critique yéene kaay ne moom président Macky Sall day am na ñoo xam ne su doon nag ay waxtu yu ñuy julli la di ay alliés ña nga ca seenu gée boo moytul sax laal nañu safar witar critique yéene kaay ne am na ñoo xam ne nag ay alliés de circonstance lañu moo tax président Macky Sall nag day xoolaat ña mu àndal ndax nag peesewaat boppam ña nga xam ne seenu poids diisul ci wàllu élection yi boo moytul daañu leen tëbal source aané waxtu woowu moom Madiambal Diagne de dafa bind bâtonnier bi nee na nag dafa am ab procès boo xam ne diggam ak Souleymane Teliko la te avocat bu mu woo ngir nga layal ko mu daal di lànk waxtu woowu réew mi ko di jéene ma xam ngeen Hadjibou Soumaré ilumaani jëwrin fi woon ci réewum Sénégal ma ngay xarmat léegi ca Banjul coow li tribune yéene kaay ne ma nga ca l'hôpital Magatte Lô ba nekk ci diwaanu Linguère yéene kaayub des média bi ne ma coowal l'hôpital bi day ma ngay gën di law de ab information judiciaire day procureur ba daal dina koy ubbi nag jagleel ko directeur général bu l'hôpital ba ak ñaar ñoo xam ni fa la ñuy liggéeyee l'observateur ne directeur ba woon bu l'hôpital ba te tekki ndombal tànkam parquet daf ko daal di tàmbalee topp nag waaye directeur ba tuumaalul kenn ku dul Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi dénk wàllu wér-gu-yaram moom directeur ba woon ni 2017 ak tey ñu ngi topp ministère ngir mu andil nu ay agent fii ci Linguère mu lànk moom docteur Abou Sarr lii dee la xamal enquêteurs yi nee na leen nag moom Abdoulaye Diouf Sarr lu njit njaag ci coow lii bokk na ca bu jadul njaag lu bari yoon nag sàkku nañu ci autorité yu réewum Sénégal yi ñu mën a yeesalaat salle bi boobaak léegi kenn déggu leen kenn gisu leen dañoo defar nag ay table yoo xam ni fii la ñu ko defaree ci réew mi waaye nag amuñu la fa gën ñu jël la fa sës ñeneen ñi nga xam ne taqal nañu leen yàq nañ lu mel ni xeme ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ndax tënk xam lu gu rëy la def ci l'hôpital yi rawatina bu diwaanu Linguère gee l'observateur ne waaye moom docteur Abdou Sarr day bañ ko laajee lan moo tax nag la nga fekku la fa woon dafa ne maa nga woon sama kër ñaareel ca Diourbel l'observateur ni desal ak man ma wax la diwaanu Kaolack cour d'appel ba day ba tey mi ngi ci ak coowoo am nay dogal yoo xam ni président ba di Ousmane Kane mi ngi koy jël magistrat yi daal ña ngi cay mer ba futtu ña mer ba futtu du ñenn ñu dul askanu réewum Sénégal 24 heures yéene kaay ne Guy Marius Sagna day lañu jàpp ca ñaning googee daal di koy patamee moom Guy Marius Sagna dóor ko dóor yu metti daal di koy xëpp suuf su dul jeex saaga ko violenté ko Guy Marius Sagna daal lu mbur dajul ca taal démb daj na ko ca ñaning muy lu ñaaw loo xam ne def nañu ko te def fa lenn lu dul askan wa nga xam ne nañu seen maire moo bëgg a caxat-caxatee seenu suuf mu dem di leen fa waxal Guy Marius Sagna daal di xam le ni ay nervi nag la maire ba fay ngir ñu ñëw patamee ko dal ci kawam le quotidien ne suñu Guy national bi kay lañ jël bopp ba nëqal ko ca suuf sa las yéene kaay ne maire bu Patte d'Oie di Banda Diop day moom it yóbbu nañ ko ci yoon ab conseiller municipal nee na nag Banda Diop mii dafa jël ab signature am daal di koy sàcc falsifié ko daal di koy signé nag ci document ba jot ñaar fukk ak juróom-ñetti millions ki suñuy koppar libération yéene kaay ne ca caaja it gendarmerie ba day daal dina fay teg loxo ab càcc goo xam ne nee ñu kenn defu ko dul maire ba woon ku ñëw daal ca maire ba def fa sa copie moom maire ba woon Abdoulaye Diop daal di koy jël def ci terrain goo xam ne yëgoo tinoo aljuma lañ ko jàpp yóbbu nañ ko ci kaso bi moom maire ba woon ñu daaneel ak tribune sport mi ñuy xamal ne Chelsea ak Edouard Mendy day ña nga ca final bu Ligue des Champions ni ki démb lan daal ci kaw Real bu Madrid daal di koy door tribune yéene kaay ne ma kaay nag bul dem ma xamal la nag lu
xew ci kooru ren gii fu ne waaye fay fàqeekoo ci réewum Sénégal ngir tàngoor ñëw ci Ndakaaru dañ doon wax nag nooraan si Ndakaaru waaye ramadan si Ndakaaru ren xew na gayeen yeeg ñangeen yi kenn desatul ci biir réew mi ñëpp ngi Ndakaaru ndax koor gu metti te tàng te fii la fiix mi ne waaye bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat ñu gànnaayoo masque yi jëfandikoo gel yi respecté distance 1 mètre bi kenn dalu jàmm mbokk yi. Express.com. OumuExpress.com est la nouvelle boutique en ligne de Oumou Group, ex-Oumou Informatique. Vous y trouverez des équipements de dernière génération, des ordinateurs de bureau, des imprimantes et des cartouches de rechange authentique, tout type d'accessoires, clés USB, disques durs externes, carte mémoire, etc. Des téléphones et tablettes, des Smart TV. Action ba mu fa àndaloon dem fa ngir nag fekk ji askan wi waxtaan ak ñoom ci coow la nga xam ne moom moo fa jib jëm ci coowal suuf foofee la am ñu dal ci kawam muy joxoñ baaraam maire ba ci boppam nee na lu njir njàkk moo di njàkk ndax moo fa yebal nervi yi du ñu ko bàyyi noonu dañu koy nag topp ci yoon te bu beneen yoone tey sax ñoom it dañuy jàpp ne kon dëkkëb dóore fayoo koy tas dañuy fayu ñu ànd Cheikh Alioune Badara Mboup délégué général adjoint bu FRAPP France Dégage dafa jokkoo Alassane Balde ci téléphone. situation bi dund nañ ko fa nga xam ni moom mooy Médina Wandifa ba nga xam ni dóor nañ fa suñu ñooñ ba gaañu leen ba ñenn ñi toj seen i kanam ba ñu demee fa nga xam ni mooy Ngadiaga préfet bi dafa woote ni ñun buñ fay duggati population bi dañoo war a am autorisation loolu nag duñ accepté ci fii ci Sénégal ndaxte kenn mënuñu wax fi ñu war a yegg ak fi ñu warul a yegg ndax citoyen lañu comme yeneen citoyen yi état du Sénégal nag bu nekkee ni mënul a sécurité suñu liberté de réunion ak suñu liberté bi nga xam ne nii moom mooy d'aller et de venir ñun dinañu armé wu pour protéger suñu bopp ndax du ñu accepté fu ñu dem ñu ñuy dóor di ñu gaañ ba bëgg jël suñuy bakkan moo tax nag ñu wax état du Sénégal mu jël ay responsabilités ndax lii fa mu mën a yegg moom xamu mu ngoog waaye nag kañu joxoñ baaraam di maire bu Malicounda daf ko weddi ba mu set nee na yoonam nekku sa nañu ko sa kaccat Maguette Sène maire bu Malicounda ay kàddoom. donc ñooñu di wax loolu ay manipulateurs la ñu nekk ñaniñ yoo xam ne yi bind nañ ma ay lettre ma tontu leen leeral leen ne leen lii bu fekkee ne da ngeen a bëgg ñaniñ dañoo war a fexe ñu joxantee loxo ñun ak yéen dem ci Eaux et Forêts pour ñu jox ñu terrain bi parce que terrain bi ba tey ji moomuñ ko mais ñoom bëgguñoo ne dégg-dëgg bind naa leen à bonne et due forme mais bëgguñoo dégg-dëgg boobu leen ci intéressé woon mooy manipuler bind ne damay def spoliation kuy nag daanu ci seen piège dem fa nag ku dem ci ab dëkk nag fekk ñoo xam ne ñii la ñuy wax du dëgg mais lu la fa dal bul accuser ma Samba ak ma Demba xoolaatal sa bopp. El Hadj Mamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maama. coow li seen Nianing ak Guy Marius Sagna délégation ba ñu àndaloon gis nga nañu leen def ay nervi dal seen kaw ñoom nag maire ba lañ joxoñ baaraam maire ba weddi na. budul ñu féeti ak maire Maguette Sène. kan moo am intérêt pour song Guy Marius Sagna sur le terrain. mooy laaj bi. waxuma moom la de mais budul ñoom kan moo am intérêt pour song Guy Marius Sagna mais gravité bi mooy. comme li am Ngadiaga wala comme li am Médina Wandifa nga xam ñooñu dañu leen a song fii moom administration bi moo ni balaa ku mel ni Guy Marius Sagna duggati foofu ci askan yi di leen jaxase nañu am autorisation mais dans quel pays sommes-nous? autorisation. Pourquoi Guy Marius Sagna dem fenn ci Sénégal di demander autorisation bi ci des Guy Marius Sagna cause bi muy défendre dafa noble et gis nga histoire bu leen nettalee nga am gàcce la nga doxaloon moo ñaaw. Guy Marius Sagna dundagul li Alioune Tine dund ci buntu assemblée nationale bi ñuy waaj a voté loi car bloquant bu Karim Wade bu Abdoulaye Wade li booyi PDS defoon Alioune Tine moo gën a ñaaw ana mu tey coow loolu moo dem ba ñu daanu gis nga nguur buy daanu dañuy violent mais nit xel mënut a nangu benn jeune Guy Marius Sagna bu demee xool sur le terrain xoolam ak kàddoom lan la mën a changer ci décision boo xam ne jël nañu ko foofu. kon pourquoi ñu koy song lan moo tax ñu koy song duñ ko bàyyi mu dem constater les choses après ñibbisiwaat et cause bi muy défendre ma ni képp kuy patriote képp kuy sénégalais nga sérieux ci li ngay doxal wax ma nga ne politicien de wala ngay dem ak demi mesure wala ngay bàyyiwaat xel ginnaaw bi ci loo mën a am intérêt boo mën a am dama ni képp kuy sénégalais war nga dox ni Guy Marius Sagna di doxee mi boo gisee lu jaaduwul nga dénoncé ko parce que réew mi li fi jaaduwul dafa bëri. mënoo nekk maire ak gox bu mu mën di doon ngay doxale ni mu la neexee mënoo nekk chef d'entreprise ngay doxale ni mu la neexee di dogal sa bopp salaire di soppi ay texte pour gën a indi sa nekkin wu sell comme li ñu annoncé démb ci fédération basket loolu mooy lan soppi texte pour yow sa toogaay gën a baax pour nga gën fa yàggaat yu mel noonu moo war a dakk déjà illégitimité la ñuy nekk ñoom maire ca googu xaadi seen mandat jeex na bu yàgg xamuñu lan moo leen fa bàyyi mais bu ñu gisee lenn lu leerul man li ma gënoon a préféré mooy maire bi ñu tuumaal bu xamam moom la wala du moom mu envoyé fa moom intellectuel la ñi ko seqee ay intello lañu mu envoyé kenn rencontre Guy Marius Sagna mais Guy Marius Sagna bu demee yoon ko sur le terrain
mais du taxaw di tontu ay partisans Maguette Sène yoo xam ni amuñu benn explication bu ñu koy jox parce que kilifa lay dajal. Guy Marius Sagna dafa accessible donc ci di intervenir yomb ci boo ko woowee mu déplacé mais kilifa la. parce que leader d'opinion la. day wax ñu koy dégg boo wootee conférence de presse nit ñi dañuy dem. loolu lu ma ta bàyyi xel la ba tax na agression bi nañ ko bàyyi parce que ñoom décision bi ñu jël muy ñu ànd Guy Marius Sagna fu ñu leen kër mbaxatee ñu tim mbax leen ko loolu mooy indi fitne mooy indi violence te mun nañ ci bañ a yegg kam Sénégal la am na droit dem fu ko neex. dëkk doo refee koy tas nañ ci bàyyi xel ñu wutali sa Mbuur préfet ba jëlub dogal ne kon lépp lu ñu doon liggéey ci coowal ndengaleer gi ci juróom-ñetti fukki hectares yi nañu ko tegandi ci suuf ni ab liggéey waaye nag askan wa yeewoo sa ndengaleer nee nañu dégg nañu ko jox nañu ko nopp bu baax bi waaye appal nañu ko ñaari ay bés bu fekkee nag waxtaanee ñu ko ñoom dinañ delluwaat seen i tool wéyal seenu mbay ñu teewlu ñenn seen kàddu Xaalin Badara Sonko. gannaaw dagal préfet bu département bu Mbour fii ci diwaanu Ndingler béykat yi ñoom ñu ne dégg nañ bu baax préfet li mu wax waaye ñoo ngi koy appal nii dogal bi nga xamante ne moom la jël mënta weesu 15 jours. jàppal nag alaatanda nag mais am na soo xam ne foofu naree yegg it fa mu jëm ci suñ tool ndax boobu lañ yaakaar tey boobu lañ yaakaar xam na benn weer tey. bi ñuy tegu ngay soo tawtewul lu dégg fu tawte loolu nag su demee ba jiba jamono bii nag di indi kayit ne da ngeen ay toog boobu toog mante yegg waaw am na fan yoo xam daal suñ fa àggee manta mat bu yàgg daa war weesu daal ñaari semaine. ñoom nag ñi ne jamono jii rus nañ lool ci taxawaay bi nga xamante ne seen dëkkandoo yi nekk Jilaax taxawee nañ ko ci biir dossier. dañu dem ba tey ci suba ñu dégg ne waa Jilaax mu ne dañuy jàppale Babacar ñun jotuwuñu ak waa Jilaax dara de 2014 ba tey ñu ngi wax ak Sedima te ñoom ci seen bopp gisuñu leen dégguñu leen moo si ñoo nekk ci tool yi it ba ñu fekk ñu fa di wax ne lii nag naa la waaw lu leen dégg dugal ci wax ji dem ba ñuy def manifester loolu daal def ñu jaaxal te nun ak waa ji la yaakaar na ay benn lañ ma yaakaar ne ku jóge fale loolu jaar ñu diggante. di fàttali préfet bu département bu Mbour moom dafa xaatim ab dogal ne lépp li nga xamante ne daal moo soxal yii les travaux jëm ci 80 hectares yi na ko ñëpp dakkal tey déglu ko. Siré Si askan wa yow sa Ndingler nee nañu bu fekkee nag fukki fan ak juróom wees na maanaam ñaari ay bés te kenn waxu leen lu leer dañ gàdduwaat seen i leer jublu ci tool yi te jublu ci mbay mi. waaw mais su boobaa ils seront dans l'illégalité xam nga affaire Ndingler bi boo ko xoolee daaw. waa Ndingler dañu gagné woon la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion boo ko dee wax mooy nit ñi ils réfléchissent avec le cœur davantage avec la raison parce que contexte yi nu mu demee loolu ak pas bi ñu ci teg ak yooyu mais depuis état bi dugg ci ren nekkatuñu dans la bataille de l'opinion on est dans la bataille du droit te suñu nekkee dans la bataille du droit on ne réfléchit plus avec le cœur on réfléchit avec la rationalité avec la raison affaire bi ndeysaan waa Ndingler dañu nar a perte leer rek xam nga lu koy xale yi waxee di sek lastek xam nga par exemple ku am titre foncier kooku dafay am li juriste yi tuddee droit de propriété mu jox ko usufructus fructus habitus alors que yow su fekkee amuloo titre de foncier yow droit d'usage rek ngay am beneen bi mooy fu ñu ci toll nii am na bu ci état bi xasee ba dugg état bi dootul waxati directement ak population yi xam nga lan lay waxal collectivité locale yi lay waxal parce que su fekkee bu daaw bi dañoo opposé Sedima ak population bi bu ci état bi xasee ba dugg état bi interlocuteur am principal mooy collectivité locale maanaam personne morale bi moom mooy nekk kii bi troisième élément bi mooy fi nekk objet litige passé wul comme ni ko gars yi waxee 60 hectares ba kii bi te sax ci biir 60 hectares bi fi nga xam ni fa nañu waxee ni ñoom fa nañu bëgg a bàyyee dëgg-dëgg fi ci àlli kalaj gi nekk il paraît que parewul sax 10 hectares donc ñoom fi mu toll nii da ngay xool ni partie boobu aussi Sedima jotagu ko woon sax exploité daf ko bàyyi woon noonu à l'état sauvage mais nag ñoom waa Ndingler seen radicalité bi ñu def seen nangu ñu instrumentaliser soit ñuy xam ko wala ñu ñàkk koo xam daanaka moo leen dugal ci buuta gi yëpp te fi mu toll nii bu fekkee yow bu dee par rapport ak entreprise bi mën nga am nooy jaayante mais bu état xisee ba taxaw ba teg nag état moom moo yor le monopole de la violence légitime donc lenn ngay mën a def rek comme moom nee na nga déglu ko yow déglu ko rek ngay mën a def soo ko dégluwul ba def leneen tu es sous le coup de la loi aussi. le député du peuple nee nañ dinañ ko déglu waaye nag fekk 15 jours bu ñu leen faaloo dañuy delluwaat sa tool ya. parce que état bi moo war a leer ci wàllu boobu Siré wax na ko sànq. du waa Ndingler ak Babacar Ngom. affaire bi commune bu Sindia la ak commune bu Ndiaganiao. commune bu nekk dafa am fooyam. gouvernement daf fi taxawal benn institution
boo xam ne sax moom itam mandaam jeex na muy au conseil des collectivités territoriales est-ce que xam nga ni mandaam jeex na mois d'avril bi ñu weesu. mandaam jeex na te dafa am ñoo xam président Macky Sall moo leen fa teg par décret. am na ci ñoo xam ni poste électif la ñu yor donc ñooñu seen mandat jeex na comme maire yi ñooy am mais bi ñu taxawalee institution boobu ñuy consommer suñu carburant ñuy fayeeku suñu xaalis ñuy dawal suñu ay oto ak yeneen avantages yi nga xam ne am nañu ko yépp ak beneen kuréel boo xam ni itam dafay saytu wàllu territorialisation wu communes yi bi ñu soppee collectivités locales yi def ko ay collectivités territoriales ngir kenn ku nekk mën a xam fan ngay yem ñu jëlee fi conseil régional jëlee fi indi fi conseil départemental amatul conseil rural lépp ay communes la léegi yépp ci biir politique gu acte 3 wu décentralisation mais dafa am lu ko accompagner muy limitrophe communes yi. état bi fa Aly Ngouille Ndiaye demee daaw ànd nag ay techniciens ànd nag ay experts xam nga la moo jaadu bu ñu waxante dëgg képp ku ci waxaat ku dul état bi dafa fekk ni da nga ciy demee ak xol bañ jàmm bëgg jàmm bañ fitna am fa mais état bi dong moo mën a régler situation fi mu toll na wax ni commune Ndiaganiao fii nga yem commune Sindia fii nga yem wax ji daal di jeex. mais bu dul loolu waa Ndiaganiao def nañu réunion siré ay yoon préfecture bu Mbour ñun yëg nañu ko xam nañu la fa tukkee itam ci ay kaddu donc nañu àtte dëgg ci li nga xam moo am foofu mais wax ji jeex bala fa bay di wees mbuus parce que léegi bul fàtte ni am na menace bu jógee ci waa Jilaax waa Ndingler dégg nañ ko attentivement xaw a seddal ni séntu wuñu loolu ci waa Jilaax mais imaginer bu fa waa Jilaax demaatee waa Ndingler demaat fa cette fois-ci nan lay dem diggante dëkk ak dëkk diggante civil ak civil état ngi seetaan rek. état ngi seetaan ñu wutali sa Kayaar foofee nag baykat yi di producteur maraîcher yi ñoom ci boppam ñoo amal ak toogaanu ñaxtu la ñu ñaxtu du lenn lu dul dañoo dégg ne kon dañu jox benn société privée ab licence ngir mu exploiter zircon ba loolee la ñu wax ne bés bu ñu ko fa sampee seen mbéyum dër mi dana yàqu ñu ànd seex Makodou Fall moo yor seen kàddu. kon su fekkee ne état xëy na jël suuf soosu da koy jox benn privé bu def recherche te kenn ku ne xam ne recherche mënut a ànd ak mbéy loolu la ñuy dénoncé di ko ñaawlu di wax état wu Sénégal ni xam ne lii mu bëgg a def mënul a nekk waa Kayar nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg société bi nga xam ne mooy AIC ñu nga xam ne que fii bu fi tegee tànkam daañu ko jëflante ak moom ndax président moo waxoon 2 avril 2019 ni zone de Niayes moom mooy trésor kenn du ko yàqaati mooy suuf si nga xam ne moom la béykat yi di béyee ci Kayar ak ci Jandeer mu bëgg kaa jox ay société privée ñu ngi ay recherche ci wàllu mine duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg 36 kilomètres lañu ko wax ñëwaat ni 10 kilomètres carrés kenn ku ne xam ne commune Kayar boo ci génnee 10 kilomètres da ngay génn Kayar commune Kayar kon Kayar armeel yaag jumaa jaag léppay jóg te loolu duñu ko nangu. ñu des sa Thiès benn dëkk ñaari gaarax nag secrétaire général bu parti bii di alternative sénégalaise moom ci boppam dafa gis ne nguurug Sénégal temps chantier de Thiès yi sancoon na foofee sa Thiès benn centre d'enfouissement ngir nag wàllum mbalit meex lépp lu jëm ci wàllum seen gaax seen gi 400 millions la ca def mu mel ni kon koppar boobee froisse na sax ndax liggéey baa nga fa tàggatee ba te waa Thiès dañu ko yittewoo moom candidat la ci mairie bu Thiès Nord te nee na gox ba bëri na lu mu manqué Badiane ay kàddoom ñu teewlu ko. waaw Thiès dañoo am problème boo xam ne fuy tuur mbalit dafa am problème même idée bi nekk dafa am problème mais ma xamal leen chantier Thiès yi prévoir nañ fi benn centre d'enfouissement technique état def na fi 400 millions dafa doon plateforme bi clôturé nañ ko ba tànnoon sax def casier yoo xam ne sax mbalit bi def nañ ko mooy comme loolu dama bëgg autorités yi xam ko commune Thiès Nord daf nekk 122 000 habitants suñu xale bu ñu football fi ñu toog amuñu stade la jëlee dem ba ma ñëw Soumaré te yooyu bokk ci stade bi complexe El Hadji Abdou Diouf amoon na producteur lépp indi woon nañ ko fi mais lépp jëlaat nañ ko. ba tey sa Thiès Nord gox yu ci mel ni kon Medina Fall ak Kër Cheikh bëri na ci ay kër yu nga xam ne ni amuñu ay këyit nag tey jii ma ne sa ñëw rek xëy song leen loolee le secrétaire général bu parti bi di alternative citoyenne di ñaawlu Oumar Badiane ba tey ci ay kàddoom. am sécurité foncière nit ñi amee seen i kër tabaxoon valeur ay 100 millions ay lu kenn xamut mais amuñu benn këyit amu ko amoo titre foncier amoo ko rawatina ñi nga xam ne dañoo amoon seen i kër. fekk boo xoolee Medina Fall dafa am bidonville à partir de Don Bosco nit ñi dem foofu ñu nekk ay kàkk dëkk ñu def lotissement si kaw pour bloqué ko fan ko bloqué ñun woon dañu jaanam mbedd yi foofu pour ñeen fa yëkkati ñu am fu leen dugal mais ñooñu kun fa yëkkati fi ñu toll teere yéen leen wax jay caasaaxe nañ ko joxe nañ ko ñe yoon seen këyitu kër sax te dëkk gu doon ko nungu fàqatu ko jox ko nit ñi mais loolu ça pose problème. gannaaw Thiès ñu wutali sa Kaolack benn dëkk ñaari gaar foofee adjoint au maire ci boppam ñoo wàcc woon sa mbedd ma doon faamal doxub ñaxtu la ñu ñaxtu nag du lenn lu dul ñu saytuwaat code des collectivités locales yi dañoo gis ne daf leen fullaalul te sax kenn joxu leen gëdd ga ca war ni mu ko defee nag ak maire yi naka def ak ñoom moom jiitu réew mi dalal leen ñu waxtaanee seen i jafe-jafe ñu ànd see xalun kan
adjoint au maire yi ñoom ñu ngi naqarlu seen dundin. Babacar Mbaye moom mooy coordonnateur national adjoint au maire yi ne ci Sénégal. bu ñu falaatee ay adjoint au maire comme ni ñu leen falee depuis 1976 jaxase suñu maire ci maanaam ci représentativité wala ci délégation de pouvoir loolu lañ gis ne léeg-léeg day jaxasoo ci biir commune yi. loolu nag bu ko amee day am malentendu te malentendu yooyu boo amee population bi ñoom ñooy njëkk si biir loolu parce que population yi le maire et ses adjoints dañoo ñëw taxaw pour liggéeyal population bi loolu nag moo tax ñu xalaat ne war nañuy changer code bi nga xam ne ni tey la ñuy délégué pouvoir le maire di jóg di délégué pouvoir nañu bind mu leer ne adjoint au maire bi bu fi maire bi nekkul moo ko war a wutu. ñoom nag dañoo gis ne donte am nañ liggéey bu am solo bi ñuy def seen statut sax dafa leerul muy wone ne daal dañ leen yitteelul adjoint au maire yi nag ñoom ñu ngi xaar ci président Macky Sall mu bàyyi leen xel te recevoir leen ngir rek ñu wax seen doléance ngir wut si saafara. Aliou Kane Kaolack. jaajëf Alioune Kane Siré Sy adjoint au maire yi nee nañ ay maire la nu kon nag nañu saytuwaat seen ak nekkin. waaw xam nga daf may fàttali Lamarana ca théâtre mu ni doomu député sax député la quoi. donc mais waaw mais ñoom dañu war a xam ni ils ne sont pas investis de pouvoir. ki ñu fal moom mooy maire bi moom mooy autorité bi moom mooy personne morale bi donc bu ñu nee adjoint genre comme ni ma koy waxee management opérationnel la war a nekk quoi ça veut dire que yow maire bi nga xam ne moom nañu investir des pouvoirs day mën a sukkandikoo ci yow pour liggéey bi gën a kii dafa mel ni comme si yow par exemple ñu dénk la liñ la dénk xaw a bari nga dem ba yaakaar ne nag yow liñ la dénk yaa ko moom quoi moom moo ko de waaw moom moo ko man xaw ma ban logique changer pour def mais kon ñoom bu ñu leen defalee adjoint maire léegi le bureau municipal nag kon ñoom aussi dañoo war a am statut. ñoom dañoo war a am statut. te bureau municipal bi moom moo souverain sax. c'est le bureau municipal bu fekkee nag maire bi moom mooy nekk la personne morale mais c'est le bureau municipal mooy décider par rapport ak kii bi même si la voix du maire est prépondérante. mais je pense que adjoint daal. comme on te dit c'est un second quoi alors un second moom. na toog second rek quoi jàppale. waa ji jox seen gëdd. xanaa président commission yi sax kon dañuy am statut président commission yi sax kon xanaa dañuy am statut ak xanaa ñi nekk ci état civil bi nga xam ni ça fait 10 ans ñu ngi demandé statut fonctionnaire. fonction publique ñu dugal leen fonction publique wala ñu uti leen seen benn statut bopp ñoom ñi nga xam ni maire bu ñëw fekk leen fa bàyyi leen fa. agent Sénégal nan lañu askan wi di fale pour benn durée bien déterminée 5 ans yow nga ni da nga bëgg am ci 5 ans yooyu benn statut te fal bi yow faluñu la ki ñu fal moo ni ñu waajal ko ci biir yoon wi. ñu topp ci ginnaaw ànd nag moom liggéey bi ba nga xam ni bu faatoo ci mbetteel wala mu tawat wala mu absenté mun na délégué signature am 4e adjoint au maire wala 3e wala 1er wala 2e mun la wala mu jël domaine bi ni maire bi état civil yi comme kii ci juddu extrait de naissance yi ak extrait de décès yeex yooyu mu adjoint ko benn mu délégué ko benn adjoint au maire mais ñooñu bu ñu demee bay demandé ñu am benn part bu ñu leen jox ci biir séddoo bi xanaa yëfi Sénégal gâteau la Sénégal gâteau la bu ñuy pàccoo li lay war a suuli si non Sénégal faaw ñu ndëppal ko pour ñu xam. ci question boobu en réalité équipe municipale nekku ni yow tu es l'adjoint au maire rek que yow da nga am ay pouvoir maire bi moom mooy décider en fonction de lii ak lii kan la koy dénk ci yow mën na ko dénk premier bi. mën na ko dénk deuxième mën na ko dénk dafay délégué benn pouvoir rek. wàllu signature ak yu mel noonu. donc maire bu sérieux nar a liggéey 5 ans yi ñu la dénk dina dis ci yow benn 10 boo xam ni. di nga gaaw sax sa mandat jeex ba nga dénk keneen mais comme responsabilité yi dafa woyof ci ñoom parce que ñi ëpp ci ñoom jaay suuf la est-ce que gis nga bi ngeen commencé journal bi ak léegi suuf bi ngeen ubbee journal ba léegi suuf ngeen wax suuf rek te amu ci benn boo xam ni que suuf si nekk ci moom dafa légal waa Nianing dañuy dénoncer attaque Guy Marius Sagna waa Ndingler dañuy dénoncer waa Thiès dañuy dénoncer waa Kayar nee nañu dañoo jël suuf sa jox ko mais lépp suuf la ñu ne ci ginnaaw baadoole mëntu am suuf. ñu jël bëgg a jël suuf si accaparé que ñoom bàyyil ko seeni ay doom ñu doon ko. doy na waar.
yal nañu yàlla yërëm quoi. allahumma amiin ayca ñu àddu jëmale ci hôpital Magatte Lô ak coow la fa amoon ñeent si ay bébé jot faa ñàkk seen bakkan procureur ubbi na ab information judiciaire contre Khady Seck moom mi nga xam ne moom moo nekkoon infirmière chargée de la surveillance bu salle ba waaye it kii di Fatou Sy chef bu service pédiatrie ak Abdou Sarr moom moo nekkoon directeur hôpital ba ñu ànd Cheikh Fatou Mata Diop. procureur bu tribunal bu grande instance bu Louga daal dina ubbi ab information judiciaire ni ki tey jii pour nag li jëm ci wàllu imprudence ak négligence teg ko ci ndodd rek ñett ñi nga xamante ne ñoo di Khady Seck mu nekk aide infirmière chargée wu surveillance su salle bi Fatou Sy chef bu service pédiatrie Abdou Sarr nekkoon directeur bu établissement boobule waaye ak X pour li jëm ci wàllu homicide ak blessure involontaire comme nag ni ko article 307 bu code pénal bi daal di tëralee mu mel ni nag ci biir communiqué bi procureur bi daal dina wax ne nag investigation yu ñu def ak ndimbalu technicien yu Sénélec yi responsable maintenance bu l'hôpital ba tax na rek ba ñu daal di xam la xewoon ca lu nu mel ka table chauffante bu artisanal bu fer bi nga xamante ne moom la ñu tegoon lile di bébé yi contagam ak lile di moustiquaire yi moo taal boobule lakk-lakk ci noonee nag procureur bi di préciser ci biir communiqué bi ba tey ni bébé yi faatu enquête ba la mu ca wax moom moo di rek dañ leen tëjoon ci salle boo xamante ne mën nañ jàpp ne bariwul woon air bu ne ne yooyu les bébé amuñu woon benn surveillance ci biir salle bi loolee tax ba procureur bi ci biir communiqué bi jàpp ne lu nu mel ab négligence la. ñu àddu jëm leen ko waxee ci ndorteelu bi li jox jotaayu xibaar opposition bi tënku ci FNR ñoom ci boppam démb lañ doon amal ak janoo taskatu xibaar yi conclusion yu audit bu fichier électoral bi la ñu àndul nee na ñu bëri na ci ay incohérence ñu ànd Cheikh Abdoul Aziz Sow Dabakh Mohamed Diaw. lim bu takku ci ay électeurs yu bindu ci fichier électoral bi jaaree ko ci ay extrait de naissance bu ñu sukkandikoo ci rapport bi ñeneen bindu ak certificat de résidence muy lu bëri lu tax opposition bi ne nanguwul njureef yu experts yi def ñeel fichier bi le téeméeri nit yu bindu ci liste électorale bi juróom-ñett ya ak lu topp dañoo toxal seen barabu wote juróom-ñeenti téeméeri junniy nit ak lu topp bindu nañu ci extrait de naissance. leneen lu ñu ci nemmeeku itam bokk na ci ñu ne lu ëpp ñeenti téeméer ci ay électeurs yu ñu nemmeeku yees ñu bindu ci fichier électoral bi ci diggante février 2019 jàpp février 2021. te depuis 2018 amul benn révision parce que kenn mënta bindu waaye lii fii moom ñeenti téeméeri junniy nit gis nañ leen ci. ñu ne fichier bi méngoowut ak suñu démographie réew opposition bi di ko ñaawlu teg ci ne yenn ci ay xibaar sax nemmeeku wuñ ko ca. lii su newul ci saw carte waroo mën a wote waaye am na ñaar téeméeri junni nit ak fukki junni yoo xam ne nekkul ci seeni carte te wote nañu mbaa mën nañoo wote. lii doy sëkk ci opposition bi mu ne mënuñoo jaar ci biir fichier amal élection bu jaar yoon ci même réew. El Hadj looy wax opposition bi ñoom nee nañu audit fichier bi de ànduñu ci. man dama leen di may laaj opposition bi dañuy kan la ñuy liggéeyal quoi. opposition nañ def comme Guy Marius Sagna quoi nañ liggéeyal population bi. wàcc si mbedd mi. dañu wàcc ci mbedd mi. bàyyi salon yi bi ci des mooy bàyyi salon yi bi ci des mooy fichier bi baax na wala baaxul kenn mënut a fexe ba fii ci Afrique nga dem ci élection ak fichier bu fiable loolu mënul nekk ñoom xam nañu ko ñoom ñi di wax ñi ëpp nekkoon nañu ci nguur gu doon organiser ay élection xam nañu ko xam nañu fichier bi mënut a fiable à 100% loolu amul ça n'existe pas. Sénégal yi nag li ñu bëgg bu fekkee ñoom opposition bi li ñuy demander li ñuy kaas li ñuy wax askanu Sénégal moo tax nañu bàyyi pousser gouvernement bi ñu dem ci élection mais mënuñu à chaque fois ñu egg ci moment boo xam ne war nañu jàpp datu élection ñu indiwaat beneen contestation mettre en cause fii fi toll pour ñu recommencer waat éternel recommencement bu yàggee dinañ ni ñii dañuy liggéeyal Macky Sall waxuma leen loolu de accusé wu ma leen mais dama ni bu yàggee mën nañu xalaate noonu. parce que dès le début à chaque fois ñu egg ci moment bu ñuy jàppee ay datu élection ñoom ñooy indiwaat beneen contrainte boo xam ne dina tax ñu dàqat élection yi cette fois-ci def nañu audit ñoo ko demandé woon ñu nekk ci société civile bi jàpp nañu ni am na ay incohérence mais fi mu toll mun nañ ci dem ay élection nañu bàyyi bu ñu ñimee nañu sëgg bëri ñu dem ay élection comme élection locale la bu ñu ñimewul te sax élection locale nag société civile yi mel ni Siré mel ni Baye Manta la sa askan wi gën a wóolu sax léegi politiciens yi pouvoir comme opposition nañu bàyyi ñu dem ci élection locale yi ci décembre 2021 wala début janvier 2022 xam nga man toujours li may fighting li may xeex mooy ñu bañ a dàq élection législative yi te gis nga ñii di dox nii moo xam opposition li tax ma sama xel xaw a tey ci ñoom mooy seen pexe bu sottee dañuy dàq élection législative yi parce que bu ñu fexee ba defuñu élection locale yi ba mois de janvier jeex wala ci 15 jours yi mujj ci mois de janvier
automatiquement processus électoral bi wala code électoral bu Sénégal mooy dàq automatiquement élection législative kenn dootu ko mën a delloo si waat te bu ñu fexee ba mu dàq ko maintenant c'est au président de la République mu choisir date bu ko neexee def couplage bu ko neexee bàyyiwaat fi gis nga li ñu dund ci illégalité ci li fi maire yi nekk seen mandat jeex ñu koy dàq ci élection doy na bu ñu ko dundaat ñu koy dund actuellement ci illégalité ci conseil yi nekk ci au conseil économique au conseil des collectivités territoriales nga la waaye bu ñu ko dundaat ci illégalité ci assemblée nationale ay députés yu jël yu voté ay loi di jël ay décisions te fekk seen mandat jeex na ñii nag opposition bii nag ku leen ñi moon di leen dee di leen wax ñu dellu gannaaw te bàyyi ni ñuy doxale ngir ñu amal élection yi man maa ngi leen di commencé ñàkk wóolu ah. mais bëgguñu ci dara. bàyyi ñu dem élection parce que seen élection la ñu bëgg. voilà ñun gëmuñu leen démocratie la ñu gëm. voilà élection yi opposition moomu ko pouvoir moomu ko askan bee ko moom. donc nañ ko tëgg quoi. ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. Bakk ba ji Pape Mante mu daal teew man kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. kay tey alhamdulilah. yu tey. waaw ñoo ngi góorgóorlu. ay ca 42e championnat bu d'Afrique senior Sénégal moom dafa bëgg relever défi bi. waaw Sénégal nag xam nga moo ko war a dalloo li ki fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom foofu ca Dakar Arena ba tax na nag ni ki démb rek ba nag fédération bi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi kii di seen président di Babacar Makhtar Wade moo ngi nag dalal xel yi di xam ne daal Sénégal na def nag kéem kattanam ngir nag boobule compétition ak li jëm ci wàllum nag assemblée générale élective bi jaar ci yoon ñu teewlu ko ak El Hadji Diène. dina am lu ëpp ñeent fukki dëkk yu war a teew ci congrès boobu ñetti fan yu njëkk yi dañ koy def compétition individuelle mu nekk juróom-ñaari catégorie ci góor ñi ak juróom-ñaari